télévision Futurs Médias mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak suñuy programme xibaaru timis yi la ci gën a fës mooy camion bi defoon accident ak woto bi journaliste yi leeral yi duggoon ba am ñett ci ñoom ñu ca faatu ki doon dawal camion boobee atte nañu ko tey ji ci tribunal bu diwaanu Tambacounda nee nañu homicide involontaire la ñu koy toppee ba tëj ko atu yàllam kaso ak 106 000 yoo xamante ne ji alamaan nañu ko. Abdou Faye di xaritu Boy Djiné bi ñu jàppandoo woon ak moom te ñu ne dafa xaru ca police centrale ba ñu ko téye woon ay waajuram nee nañu loolee ñoom gëmuñu ko ki nga xamante ne ji moo di bàyyi ba tey ji ci jono bu mu seexoon ak taskato xabaar yi nee na ñi ngi sàkku ci njiitu réew mi ak it ci procureur de la république mbir moomee ñu dem ca ba jeex ngir ñu xam dëgg-dëgg ana lan moo faat seen doom ji di Abdou Faye kilifa bu Y'en a marre moom it tey jii defeere nañu ko ci tribunal grande instance bu Kaolack loolee gannaaw ba mu fanaanee ci garde à vue ci commissariat central bu Kaolack li ñu koy toppee bokk ci manifestation boo amul ndigal ak it di xëqanteek ndawal buur di outrage à agent liggéeykat yi ci secteur pétrole ak gaz nokkiwaat sabab li moo di convention boo xamante ne ji signé nañ ko seen digg ak ministère bi leen jaboote convention boobee gannaaw siife gi ñoom yooyu la liggéeykat ñoo ngi jéggalu sax ci grève bi ñu fi defoon fan yile grève ñetti fan ci weeru avril la woon ba mu indi ak cooxe jëm ci liggéey bi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias ngeen taaxee la ñu faram fàcceel leen ko. homicide involontaire loolee moom la yoon toppee chauffeur bi doon dawal camion bi mbëkkante woon ak wata bi yeboon ay journalistes yu leeral ba ñett ci ñoom faatu ci yeneen ñaar jële ci ay gaañu dogal bi tey jii la daanu tribunal bu Tamba moo ko àtte alamaan nañu ko lu toll ci 106 000 ñu ànd ci ak Moussa Omar Gueye. danañ ko tëj luy toll ci benn atu yàlla ca ndungu siin ca kaso ba waaye itim ba tey dana fay amende luy toll ci $21,000 ci suñu koppar waaye itim ba tey ñu ne permis de conduire am danañ ko suspendre luy toll ci 2 at ki nga xam ne moom mooy Sidi Traoré nekk chauffeur camion malien bi nga xam ne moom mbëkkante ak oto waa leeral.net ba mu am ñetti nit seen bakkan daal di ci rot moom nag daal dinañ koy jàppee ni koo xam ne dafa faat bakkan te tey ko lu ñu naan homicide involontaire bi mu teewee ci kanamu bërëbu attekaay bi moom mi di Sidi Traoré bi doon dawal camion malien bi nee na bu mu soxee ko ci Mali doon dem ca Ndakaaru saytuwul woon benn nasax boo xam ne am na ci oto bi ba tax nag bi pneu bi di toj ci booru Jéenu Jalan muy dajanteeg benn oto booba nag nekk na lu ko bett lool oto bi ëpp ko doole mu daal di dal ci oto waa leeral.net ñetti bakkan daal di ci rot ci fàttali accident boobu mi ngi amoon ci fanweeri fan ak benn ci weeru mai bi ñu génn ci jamono jooju nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall doon amal tukkib koom muy naan tournée économique fi nga xam ne moo faree ci bët penk Sénégal ñaar ñi nga xam ne amoon nañu gaañu ci l'accident boobule kii di njiitu réew mi dafa dogal nañu jël benn roppalaan daal di leen jëlee ci hôpital régional bu Tambacounda daal di leen rawle yóbbu leen Dakar toppatoo seen wàllu wér-gi-yaram ki nga xam ne moom mooy Sidi Traoré nekk na ki nga xam ne tey ji àtte nañ ko ci kanamu tribunal grande instance bi nekk ci Tambacounda. Abdou Faye mi nga xamante ne ñee nañu dafa faatu ci commissariat central bu Ndakaaru nee nañ dafa xaru loolee ay mbokkam ñoom gëmuñu ko bàyyi ba tey jii doon janook taskatu xabaar yi xamle nañu daal li ñu bëgg mooy président de la république ak procureur de la république ñu def ci seen warugar ba ñu xam seen doom jooju ñu ne dafa xaru ana ci yenn anam la faatu dëgg-dëgg Alhassane Ba Younous Diatta. Abdou Faye mënta nëbb métit yu mu am ci xolam. neen démb la agsi fii ci Ndakaaru jóge Jurbel ginnaaw bi nga xamante ni xabaar nañ ko ni doomam génn na àdduna moom Pape Ali Faye ne gëmul benn yoon li nga xamante ni moom mooy ni dafa xaru. moom xamul ci lan la dee mu metti ñu lool waaw ñu teg ci itam di ko tuumaal naan dafa xaru te ñun loolu mu wax dëgg yàlla doyuñu tuumaal boobu ñuy wax doyuñu ñu bëgg a jël mbir yëpp jébbal ko yoon. bu ko defee moom ci boppam mu def ci ay déclaration yoo xamante ne ñun suñu bopp dinañu xam ne lii kat fi mbir mi féetee. mën nañ ñoo wax lépp loo xamante ni moo am lu dafa xaw li ñu bëgg ñu justice soit fait nañu tegal justice lu leer naññ autopsie na jaar yoon nañu bàyyi ñu def autopsie ñu génn résultat yi si mu nekk des résultats palpables ñu mën a gis mais mun concevoir ñu dem fii jaar andil ñu nañ dafa xaru dem leen seen koor ngeen suul ko fan lañ koy suul. ba léegi nee na tegagul gët moom baay ji ci doomam waaye ci xabaar nee na bi nga xamante ni ki nga xam ne moom la tuddee doomam jottali na ko moo di ne Abdou Faye am na ay gaañu ci bopp bi ñi nga xaar nag li nga xamante ni moom mooy autopsie bi waaye li ci mënti ne ñu ngi sàkku ci njiitu réew mi
procureur de la république ñu fexe ba mu leer. néewuñu ma Samba moo ko rey néewuñu ma Demba moo ko rey néewuñu kii néewuñu kaa suñu doom daal dee na li ne ñoo ko rey dayru ñu bëgg a xam dëgg gi nag moom mënuñ bëgg a xam ñu si woo képp koo xamante ne bii baatu askan wi ñor na la. waaw comme ñàkk nañ ko nag ñàkkit boo xamante ne nii amuñ ci lu ñu doy ñu ngi woo ñëpp ñu xool mbir mi buñ am luñ ci doy ndax bu dul moom itam dañ koy def ngir ñeneen itam. Nous attendons maintenant les résultats de l'autopsie. Nous n'avons pas encore pris position mais nous disons qu'il y a eu des antécédents. naka la ki nga xamante ni ñu téye def garde à vue mën a xaro mu di ab laaj bi nga xamante ni samp nañ ko nee nañu li nga xamante ni moom mooy responsabilité police génn si FRAPP fas yéene leen gunge ci bépp xeex bi nga xamante ni sumb nañ ko ci mbir mi. kilifa bu Y'en a marre defeere nañu ko ca tribunal grande instance bu Kaolack loolee gannaaw ba ñu ko téye ci garde à vue ca fi nga xamante ne ji moom mooy kaso bu Kaolack fa la fanaan biig li ñu koy toppee mooy bokk ci manifester goo xam ne amoo ci ndigal ba noppi di final ak xëqante ak ay takk der loolee la ñu koy toppee ci fàttali yëpp a ngi amee woon ci manifester goo xamante ne ji liggéeykat ya ca Senelec ca boobile diwaan doon nañ ko manifester ngir bëggoon kon ñu daal di régulariser seen situation ca la bokkoon moom kilifa ca la ñu ko jàppee fanaan la ko commissariat tey jii kon ca la ñu ko defeere fa nga xamante ne ji moo di ca tribunal grande instance bu Kaolack. leneen ci wàllu xibaar moo di liggéeykat yi ci pétrole ak gaz nokkiwaat sabab li moo di convention boo xamante ne ji signé nañ ko seen digg ak seeni kilifa mu leen di may nag seen liggéey gën a tege ci yoon gannaaw ba ñu signé boobu convention ba pare ñoom yooyu la liggéeykat sax dellu siwaat nañu jéggaluwaat ci grève ñetti fan bi nga xam ne defoon nañu ko fi ci weeru avril ñu ànd ceek Habib Faye Modou Diop. jamono ji waxatuñu dara ñoom ñuy yëngu ci wàllum pétrole beeg gaz bi xaatim nañ ab convention ak jëwrin gi syndicat bi ne ñoom ña ngay jéggalu gannaaw ba nga xamante ni secteur hydrocarbure bi demoon na grève ñett fan ci weeru avril. dafa am ñu nekkoon ci biir secteur bi kenn xamul lan la ñuy def di fay leen neex di jël chauffeur bu leen neex jàppee chauffeur transport hydrocarbure bi comme ki nekk ci njaganjaay bi loolu du fi amati parce que convention dafa am léegi. syndicat national travailleur pétrole gaz yu nekk fii ci Sénégal ñoom la ñu bëgg rek moo di am comité boo xamante nit ñeel wàllum dialogue social ci seen secteur bi la. dialogue social kuréel la bu ñuy teg. comme ni ko au conseil nekkee ci ñoom la ñu jaaree d'ailleurs teg comité dialogue social branche mu de enseignement am na comité xam nga dina am na ñu bëri amaguñ comité mais su comité amee day tax balaa ay nit di xuloo dafa mel ni arbitre buy nekk fii rek mu mun a àtte su ma amee tey soxla au lieu may dem song sama patron dama ko dugal ñu ci comité bi toog waxtaanee ñu convoqué ñu. waral na itam ñu rëdd seen feuille de route te wax itam la leen gën a ñor. incidence financière yi am na parce que bi ñu demee ba lëlu fële ca Saly lëlu 3 jours. am nañ ci vraiment ay satisfaction yoo xam ne jot na cee am li nga xam bi point bi ci njëkk mooy indemnité de logement amoon nañ ci 40 000 léegi dollil nañ ci 20 000. grève syndicat yi nekk ci wàllum pétrole bet gaz bi des nañ koy fàtte jamono ji ñoom syndicalistes yi am nañ lii di prime de risque am itam indemnité de retraite complémentaire prime de décès mu doon loo xamante ne yàgg nañu ko jooy ak yeneen waral na itam seen nakar ñu ne dëddu na leen. geneen këru liggéeyukaay gu sagardi xeeñ moo di La Poste ginnaaw bi nga xamante ne ji intersyndical gu jaboote lenn ci liggéeykati poste yi génnoon nañu doon ñaawlu anam ya directeur ba yore kër ga ak yàq gu ñu ne moom la ñu fay def direction générale ba ñoom it génn nañu indi ay tontu di xam ne ñiy wax loole yàq moo leen tax a jóg waaye caisse noire gi ñuy wax sax amul benn bopp am na ca kër ga direction ba di ko gérer ñoom it tey jii la ñu yëkkati yooyu les kàddu yi leeral ki wax ci seen kàddu El Hadji El Marème Faye lay wuyoo mi ngi bokk ci cellule de communication bu groupe La Poste ñu déglu ko ak Mamadou Fall. bii def sortie de presse yi passé bëri na ci ay waxam loo xam ni ay nar la. et que am na ay éléments de preuve yoo xamante ne postiers yi ak postières yi mën nañ ko consulter sénégalais yi ak sénégalaises yi mën nañ gis effectivité bi dans tous les bureaux de poste sur le territoire national. ci biir waxam wax na ne directeur général bu poste dafa am caisse noire bu muy tibb di ànd ak nit ñi Kolda di signer ay ordre de mission di politique. direction du contrôle de gestion mooy ñiy saytu ni ñu téyee kër gi dafa am liggéey bu muy def te nit yi fi nekk. bi ñuy dugg poste jarul wax waaye dinañ ci yegg directeur bi ñëwagu fi te leer na leen ni ñooñu directeur bi dafay dem bàyyi leen fi seen liggéey ñi ngi koy def ni mu waree poste musul am caisse noire te bu dee li ñu wax dëgg la nañu won askan bi ci kanamu taskatu xibaar yi
preuve buy wane ni poste dafa am caisse noire bu ñuy tibbee ordre de mission yi ñuy wax ñii di ànd ak directeur di dem Kolda seeni kër la ñuy fanaan nañu génnee copie wu ordre de mission yi ñuy wax ni directeur dafay jël xaalis ak ay oto ak matérielu poste di leen yóbbu Kolda nga nekk poste depuis plus de 10 ans nga nekk représentant syndicat bi gën a historique poste vraiment c'est de la misogynie. càmbar ak taxaw seetlu bi ñuy def at mu nekk jëmee ci jëflante Sénégal ak Italie jëwriñ gi ñu dénk nafak réew mi di économie plan ak coopération moom mbégte la ci amee ndax gis na ne jëflante la boo xamante ne ji daal Sénégal mi ngi ci gis boppam bu baax a baax fañ ko gën a jëmee nag moo di ci yàkkute jëm ci wàllu mbay mi di développement agricole waaye it gën a jàppaleen doomi réew mi nga xam ne dañoo jóge ci biti réew dañoo jóge ci réew mi de biti réew gisuñu fa lu ñu xam ngir bu ñu dellu see mën a am ci lu ñu jafandu yëf yi sax bu ñu koy xayma ci diirub ñetti at joo nañu ci lu toll ci fukki milliards Amadou Hott ci vidéo conférence bu mu seqoon ak naataangoom ca la yëkkati yooyu le kàddu ñu ceeg Aminata Mbaré ñu déglu ko kon ak Aminata Mbaré Sow ak Ababacar Camara. ak Sénégal seen coopération yàgg na lool ndaxte mën na léegi ñeent fukki at Italie nag coopération ak programme yi muy def mu ngi gën a jëm ci lépp luy développement agricole wala muy secteur mbéy mi secteur aussi développement rural ak lépp lu jëm aussi ci jigéen lu jëm ci famille lu jëm ci ndaw ñi li jëm ci immigré yi surtout immigré yi nekk Italie nu ñuy def ba suñ ñëwaatee Sénégal ñu am ay projet ak ay activités yoo xam ne daf leen di autonomiser mooy day tax ñu générer ay revenus loolu nag am na ci projet buñ ci gën a xam bu tudd Placefri mooy projet bi nga xam ne Italie day jox microfinance yi xaalis ñu mun a lebal ñi nga xam ne ñoo am ay projet de développement wante ñu jaarale ko ci société microfinance yi Italie nag coopération bi 45 millions d'euros la mooy à peu près fukki milliards at bu ne donc si ñetti at yi lay doon par ñetti at. école bi ñuy tàggatee ay journaliste fii ci réew mi ñu naan ko CESTI ñaar fukk ak juróomeelu promotion bi ne nañu tey jii lu toll ci ñaar fukki étudiant ñaar fukki journaliste ak juróom yu yees kon yu amee lijaasab journaliste génn nañu tey jii ci promotion beneen ci CESTI muy 48e promotion ñeent fukkeelu promotion ak juróom-ñett journaliste yi bi ñu jotee seen diplôme di xamle ne donte sax xam nañu bu baax a baax métier taskatu xabaar ak ni mu demee ci réew mi waaye terewul am nañu yaakaar ci ne leen taxoon a jàngi métier moom ñetti at ñu nekk ci ba am seen lijaasa lépp danañ ko ca gis ndaje mi tey jii la woon ci teewaayu kilifa yu bari yu ñuy ràññeet ci géew tas xibaar leeral yeeg Fatima Touré Youssou Baro. lu toll ci ñaar fukk ak juróomi étudiant ñu daal di leen di jox seeni diplôme tey ca CESTI fukk yi nag daal di koy am ci télévision juróom-ñaar yi am ko ci rajo juróom-ñett yi nag ñoom daal di koy am ci presse écrite doon mbégte bu baax ci étudiants yi même bu fekkee ni nag ñoom xam nañ bu baax lu leen di xaar. boo génnee CESTI moom doo am tiitaange yooyu noonu parce que am nga formation bu baax a baax. dafa mës a am ay problème waaye problème yooyu ci la ñuy wëy pare nañ pour affronter ko pare nañ pour exercer suñu métier. ki nga xam ne nag mooy major ci promotion boobee maanaam mu nekk ca bopp ba di Maguette Gaye dafa jàpp ni ngir métier bi gën a mun a ñoŋ faw rek ñu daal di appliquer li ñu naan nouveau code de la presse. ñun li ñu mën mooy tànn métier bi rek nit dañ ko bëgg donc état du Sénégal moo war a ñëw nag ni lii ngeen bëgg man maa leen koy sécuriser man maa lay teg ay loi teg ay règlement teg loo xam ni dina tax képp ku bëgg exercer métier bi kenn du la déranger mais tey fu waay jug ñëw nekk ci presse bi loolu lu metti la. ca beneen wàll ba ki nga xam ni moo jiite li nga xam ni nag moo di CESTI moom mi la sax di directeur bi daal di jàpp ni même bu fekkee ni sax métier bi am na ay jafe-jafe xale yii de waruñu rek daal di bàyyi seen loxo benn yoon. nga génnee CESTI rek doyul parce que marché bi dafa compliqué mais aussi entreprise de presse yi dañoo am ay jafe-jafe yu ñuy dund jafe-jafe yi li ko wundu bëri na mënuñu ci ñëwaat mais képp koo xamante ne da nga am diplôme bëgg a dem ci métier journalisme bi il faut nga yokk loo doon def benn nga def ko juróom. moom mi la sax di xamale ni am na ay innovation maanaam ay coppite yu rëy yoo xam ne nag CESTI namm na ko amal. ñun comme am nañ ay professeurs yoo xam ne ay professeurs communication la ñi gën a xarañ ci sous-région bi ñu ngi CESTI ñooñu au lieu ñu leen di bàyyi ñuy def quelques cours yooyu dañu créer benn formation bu bees boo xam ne dinañ leen permettre ñooñu ñu gën a xarañ gën a liggéey pour CESTI bacheliers yi dinañ mën a def concours ñëw def licence communication
ku bëgg aussi def licence métier technique yi. parrain promotion bi nag nekkul kenn lu dul journaliste bu mag bi ñu naan Saliou Traoré ràññeeku na lool fii ci Sénégal waaye tamit ca bitim réew war a nekk nag modèle di royukaay ci xale yile. école Baytir Samb ba ca Ngor daloo na tey ji am ndaje moo xamante ne ji dañ ci doon lancé module yu ñu jagleel ay jàngalekat ngir ñu xam nees di mooy toog nees di fàggu ak nees di doxalee ci jàngoro yi nga xamante ne ji du wàlle lu ci mel ne lii di AVC diabète ak drépanocytose ak lu ni mel ndax seetlu nañu ne ñaare de ku faatu ci réew mi rek téeméer boo ci jël ñeent fukk ak benn la leen faat génnul ci yooyu la jàngoro ngir xam ko nag day jaadu te it xamee ko ci école bi lu war la moo tax ñu leen ci doon tàggat mu doonoon ci teewaayu jëwriñ gémme wàllu wér gu yaram ak it ki ñu dénk éducation nationale Fat Bintou Konté. maladie yi ñuy wax maladie non transmissible mu mel ni diabète wala AVC wala li nga xam ne moom moo di drépanocytose dafa nekk maladie yoo xam ne fi mu toll nii ma ngay bëgg a bëri ci li nga xam ne moom moo di suñu réew yi les maladies non transmissibles sont maladie non transmissible yi bokk na ci maladie yi ñu naan AVC wala cancer wala li nga xam ne moom moo di diabète di laal nag bépp tranche d'âge fi mu toll nii région yu bëri fii ci monde bi am nañu maladie yooyu te nekk na loo xam ne daal mi ngi fiy bëgg a bari li koy faral di indi nag bokk na ci wéetaay lekk gu baaxul li nga xam ne moom moo di cigarette alcoolique dina ko indi. léegi nag ngir xeex li nga xam ne moom moo di progression maladie bi lee ñu taxawal ab benn module de formation boo xam ne enseignants yi dinañu mën a permettre xale yi ñu mën a sensibiliser li nga xam ne moom moo di seeni njaboot. Sous ce rapport, le milieu scolaire qui est au cœur du dispositif. école dafa war a nekk barab bu ni xeexee jàngoro rawatina ci fagaru gi muy lu am solo wante ne waratu nekk bunt boo xamante ni kon jàngoro sax dafay jaar ngir laal nit ñi. ñun fay tàggat it buñ leen tàggatee war nañoo mën a wéyal dimbale nit ñi ngir soppi jikko yi su ko defee kon ñu ñoŋal xeetu jàngoro yooyu. des comportements pour une meilleure santé des communautés. ba tax ni en collaboration avec le ministre de l'éducation nationale le ministère de la santé dafa bëgg nag taxaw xeex li nga xam ne moom moo di maladie yooyu nga xam ne jamono ji mi ngi def ay jëyi ci famille yi Il est important de mettre en œuvre des interventions. li gën a am solo ci xeex jàngoro bokk na ci dimbale nit ñi ngir rek ñu mën a soppi jikko yi di jëfee li kër docteur di tere su ko defee kon askan wi dinañ gis seen bopp ci loolu bañ cee loru. Dévastateur pour notre pays. ak module bi dina permettre enseignants yi ñu gën a mën a jël efficacement en compte li nga xam ne moom moo di maladie yi nga xam ne moom la ñuy wax les maladies non transmissibles ci seen mbir jàngale ngir mën a participer ci li nga xam ne moom mooy sensibilisation askan wi. waxtaanee wàllu tàggat yaram ci xibaaru timis yi ak gaynde Sénégal yi gagné Coupe d'Afrique ci wàllu beach soccer aje nañu leen ba ñu yegg ci gratu chevalier de l'ordre national du Lion loolee defal nañu leen ko mu di mbir moom tey ji ci alxames ji lañ leen ko jox waaye nag ci jamono jooje ñoom seen xel mi yépp mi ngi jëm ci waajal coupe du monde bi ñu jagleel wàllu beach soccer ci fàttali ci réewum Russie fa lay xewe atum 2021 ñu ànd ci ak Cheikh Sadibou Diarra. ñii nekk ci équipe nationale bu Sénégal bu beach soccer bokk nañ ci ñu def chevalier de l'ordre national du Lion ci réew mi tabbal nañ leen raaya bi. et man toujours dama mus a am discours ne toujours damay liggéey pour xool lan laay defal sama dëkk wala lan la ñuy defal suñu dëkk moom lañ mus a incarner jour yi qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays mais on n'attend pas lan la ñu suñu pays war a defal et donc ça c'est un mot qui est très important mu nekk loo xam ne tey dama ko gëm donc vraiment aujourd'hui je suis fier et je suis très content non seulement que lim ñu wax mais lii mu ñu jox nii rek ça du ku nekk moo koy mën a am da sa àdduna donc ça veut dire ne ça c'est une fierté et ça dama koy dijee tout le peuple sénégalais. raaya bi di yokk champion d'Afrique yi Pastef ak farlu. lii bu ñu la ko joxee même boo doon def comportement bu baax war nga ko gën a yokk boo doon def fulla war nga gën a yokk fulla bi boo amoon jom war nga gën a mun a am jom donc ça veut dire ne lii la loo xam ne man dama ko war a téye ba pare di koy wax booy yi que ils sont nekkuñu n'importe qui fi ñu toll nii donc il doit le prouver sur le terrain hors du terrain. équipe nationale bi ànd ak yaakaar bu bëre jëmale ca mondial ba ca Russie bëgg na ay renfort. parce que boo xoolee lu si mel ni avant-centre gis nañ ne il faut que ñu am ko ku si mel ni benn militaire techniquement il faut ñu am ko benn renforcer aussi défense bi si loolu nag vraiment di wax ne équipe bi moom dàquñu kenn
mais timit waxuñu ne kenn sa place dafa garantir même Alseni mi nga xamante ne tey jii mooy ambassadeur si Afrique nekk joueur boo xamante kenn du ko présenté moom sax dafa war a liggéey bu baax pour ñu mën a atteindre son objectif. préparation bu baax concurrence ci groupe bi Sénégal Beach Soccer fas yéenewul bàyyi dara lu ko mën dimbale ñu yegg ci demi-finale coupe du monde ca weeru août bii di ñëw. football ba léegi waaye ci beneen compétition mu di Euro 2020 suba ci àjjuma ji ca lay tàmbali match bi koy ubbi Turquie la ak Italie compétition la boo xamante ne ci gis-gisu Mamadou Diallo ancien international football Sénégal lu ne mën na cee xew dem na sax ba gis ne jamono ji moom dana teel torop ngir ñu wax ana kan moo koy gagné wala kan moo ci nar a ëpp sens ñu déglu ko moom Mamadou Diallo ci micro Cheikh Sadibou Diarra caméra Younous Diatta. compétition bu neex lay doon parce que aussi tamit Europe tamit dañu am ay joueurs yu am solo donc ça dine c'est une coupe d'Europe boo xam ne c'est très très important. football amatul petite équipe il y a que des grandes équipes qui sont là donc aujourd'hui man mënuma jël ne diw mooy favori wala diw ma parce que tant que compétition bi commencé gul mënoo si sori pour dem ne kii mooy favori parce que nit ki mën na nekk yor meilleure équipe mais ñëw ba jour boobu li mu doon xalaat du dem forme bi mu doon yaakaar du fa nekk y a beaucoup de choses donc man fur et à mesure match yi di dem mun naa la wax ne la équipe bi mun naa ko jàpp ne mun na doon favori. mbokk yi foofee la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futurs Médias amoon mbégte àndoon ci ak yéen yeneen i xibaar 20h ci tubaab ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop yàlla nañu yàlla dooli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.